soppay football 100% sport ak Ibou Ndaw dinañ ñëw ci li nga xam ne moom mooy bëgg-bëgg Manchester United ci mercato mois de janvier bi di ñëw. Pape Thiaw présenté ne li nga xam ne moom mooy liste bu Sénégal ñu gis ñaar yi nga xam ne ñoom ñooy nouveau ci li nga xam ne mooy équipe nationale Real Madrid ak seeni difficulté Real Madrid nag actuellement ñu nekk nii tegal nañ ay conditions kii di xam ne moom mooy Carlo Ancelotti waate Kylian Mbappé moo tamit wax na ci li nga xam ne moom la bëgg pour ci équipe bu Real Madrid. FC Barcelone ñoom dañoo nekk ci ay doute ci avenir de kii di xam ne moom mooy kii di xam ne moom mooy Frank de Jong waate kii di xam ne moom mooy Manchester City ñoo tamit ñoo ngi waaj a jël décision ci kii di xam ne moom mooy Erling Haaland. kon nag vidéo bi ba leen ko gisee woy leen li nga xam ne mooy abonnement bu leen fàtte commentaire waate bu leen fàtte li nga xam ne moom mooy aimé vidéo bi. kon nag dañuy ñëw ci liste bi nga xam ne tey lañ koy soog présenté mooy qualification coupe d'Afrique 2024-2025 moom Papa Thiaw la ca gën a fës mooy kii di xam ne moom mooy ci liste bi mën nañu gis ci nouveau li nga xam ne moom mooy Abdou Aziz Ndiaye ak kii di xam ne moom mooy Krépin Diatta Ibrahima Seck waate mën nañoo fësal kii di xam ne mooy Cheikh Tidiane Sabaly ak Serif Ndiaye waate kii di xam ne moom mooy Cheikh Lô Ndiaye. kon nag liste bi mën nañ wax ñi ci des ñëpp convoqué woon na leen. kon nag Papa Thiaw mu ngi préparé li nga xam ne mooy match face ak kii di xam ne moom mooy Burkina Faso ak lii di xam ne moom mooy match face ak kii di xam ne moom mooy Burundi mu nekk dernière journée de la qualification de la coupe d'Afrique waate Real Madrid gannaaw ba ñu xamee ne kii di xam ne moom mooy Carlo Ancelotti dafa nekk en difficulté aux côtés du Real Madrid. période bi ñu nekk nii nag boo moytul dinañ ko licencier sa Real Madrid. la ko waral mooy défaite yi nga xam ne moom la tegle waate kii di xam ne moom mooy kan moo war a mën a remplacer Real Madrid. en tout cas Zinedine Zidane moom moo nekk en pole position pour mën ko remplacer bu nekkee licencier nañ ko waate kii di xam ne moom mooy Xabi Alonso chaque jour moom moo nekk option numéro 1 sa côté li nga xam ne mooy Real Madrid. Kylian Mbappé moom nag la mu décidé sa Real Madrid mooy lenn kese la mooy bëgguta football li nga xam ne mooy poste numéro 9 moom la natif de Bondé moom li mu xamal waa Real Madrid moom mu préféré pour football li nga xam ne moom mooy sa côté gauche ba. gis nañ sax kii di xam ne mooy Karim Benzema moom li mu xamal Kylian Mbappé mooy dafa war a habitué ci li nga xam ne mooy côté gauche bi waate Kylian Mbappé li mu xamal li nga xam ne mooy staff bi ak dirigeant yu Real Madrid mooy position initiale mooy football sa côté li nga xam ne moom mooy ailier gauche. Barcelone la ñuy des gannaaw ba ñu defee un saison remarquable ci li nga xam ne moom mooy ci saison bi ñuy jublu nii moom FC Barcelone. période bi ñu nekk nii nag moom def na ay discussion ak kii di xam ne moom mooy Frank de Jong mais période bi ñu nekk nii de Jong moom nag waxagul dara ci li nga xam ne moom mooy avenir waate Arsenal moom cag bëgg-bëggam lenn kasa la mooy teg somme colossale pour jënd kii di xam ne moom mooy Alexandre Isak ancien joueur bu Real Sociedad. mais période bi ñu nekk ni nem kasal moom nag li mu bëgg mooy lenn kasa la xaar ba li nga xam ne moom mooy mercato bi mën a discuter ak li di xam ne moom mooy club yi nga intéressé wu ci joueur waate Arsenal la ñuy des parce que moom ak Manchester United lu ñu intéressé mooy ci Leroy Sané mi nga xam ne actuellement été prochaine contrat am dafay libre ak Bayern Munich waate West Ham United en tout cas moo ngi préparé un offre de 30 millions d'euros pour kii di xam ne mooy Igor Jesus xale bi nga xam ne attaquant brésilien ba bu am 23 ans moo ngi nekk sa kii di xam ne mooy Botafogo. kon nag actuellement ñu nekk di kii di xam ne mooy Graham Potter moom nag nekk na ancien joueur wala ancien entraîneur bu Chelsea. période bi ñu nekk ni moom Graham Potter West Ham moo ko bëgg en cas bi nga xam ne mën nañoo jënd seen mën nañoo changer li nga xam ne moom mooy coach bi nga xam ne dafa nekk te nekk en difficulté waate kii di xam ne mooy Paris Saint-Germain mu ngi xool ay pexem pour recruter kii di xam ne moom mooy benn attaquant waate jamono bi ñu nekk ni John Durham bokk na ci liste yi nga xam ne moom la Paris Saint-Germain kose. kon nag dañ koy fësal ak kii di xam ne mooy Inter de Milan moom jamono bi ñu nekk ni Jan Bisek xale bi nga xam ne moom moo fa nekk te actuellement ñu nekk ni am nañ accord pour renouveler li nga xam ne moom mooy contrat am. li ci des mooy finalisation dernière yi nga xam ne moom mooy dernier détail. kon nag dañ koy gën a fësal ak kii di xam ne moom mooy Manchester United bëgg-bëggam ci marché des transferts bi ñu toll nii moom lenn kasa la mooy jënd milliardaire ak kii di xam ne moom mooy attaquant te attaquant bi mu soxla nekk na attaquant bi nga xam ne période bi ñu nekk ni moom mooy doxal ca li nga xam ne moom mooy compétition européenne. dañ koy fësal attaquant bu Manchester United bu mu soxla mooy kii di xam ne moom mooy Victor Gyökeres xale bi nga xam ne en tout cas bokk na ci meilleur joueur yi nga xam ne moom mooy doxal ci Ligue des Champions meilleur buteur de Ligue des Champions. mais Victor Gyökeres bu leen fàtte Paris Saint-Germain soxla na ko Manchester City
période bi ñu di toog ni soxla na ko waate moom préférence am lenn kese la mooy bëgg football sa côté li nga xam ne moom mooy Premier League ca Premier League lañu des Manchester United moom Harry Kane wala kii di xam ne mooy Harry Maguire période bi ñu nekk ni contrat am léegi mu jeex maanaam li mu bëgg mooy lenn kese la mooy mu xool ay pexem pour mën a évoluer li nga xam ne moom mooy niveau am pour mën a toog sa côté li nga xam ne mooy Manchester United bu Amorim ñëwee dañ koy fasal ak Liverpool jamono bi ñu nekk nii nag moom Trent Alexander-Arnold Real Madrid bëgg na ko Federico Chiesa bokk na ci joueurs yi nga xam ne marché de transfert bi am na équipe yu ko soxla waate Wataru Endo bokk na ci tamit xale yi nga xam ne am na ñu ko soxla waate moom Liverpool lu mu décidé mooy leen kese si mois de janvier benn jour du fa jógee waate Liverpool moom option am leen kese la ñetti xale yi mooy Anthony Robinson David Rome ak kii di xam ne mooy Left Davis ñetti xale yooyu nag bokk na ci ñetti latéral yi nga xam ne moom la ñu bëgg pour remplacer kii di xam ne moom mooy Robertson à long terme kon nag dañ koy gën a fësal ak kii di xam ne mooy moom mooy Liverpool période bi ñu nekk nii moom Virgil van Dijk jege na pour prolonger contrat mais bu leen fàtte Mohamed Salah nekk na joueur bi nga xam ne actuellement ñu nekk nii wóorul mu toggaat sa côté li nga xam ne moom mooy Liverpool parce que Mohamed Salah actuellement ñu nekk nii moom dafa jege sa côté li nga xam ne mooy Arabie Saoudite waate kii di xam ne mooy Douglas Luiz moom nag li mu bëgg mooy retourner sa côté li nga xam ne mooy Aston Villa joueur bi nag actuellement ñu nekk nii Thiago Motta lu mu ko utiliser dafa néew lool te moom li mu jàpp mooy lenn kese la demaat sa Aston Villa moom mooy nekk lu ko gënal waate dañuy dem sa côté li nga xam ne mooy Arabie Saoudite fekk fa ñaari joueurs yi nga xam ne lu waral seen rumeur mooy kii di xam ne mooy Mohamed Salah moom jamono bi ñu nekk Al Hilal da ko soxla kii di xam ne moom mooy Cristiano Ronaldo moom nag kii tamit xam ne mooy Al Hilal tamit da ko soxla li ko waral mooy Neymar actuellement ñu nekk dafa bëgg a delluwaat sa côté li nga xam ne mooy Santos te club bu Al Hilal prenne ko pour libérer ko gannaaw bi ñu xam ne blessure yu bëri yu mu am kon nag kii di xam ne mooy Al Hilal ak kii di xam ne mooy Al Hilal li mu soxla mooy Cristiano Ronaldo ak kii di xam ne moom mooy Mohamed Salah dañ koy fësal ak kii di xam ne moom mooy Erling Braut Haaland jamono bi nekk nii dafa nekk en difficulté en Ligue des Champions même en championnat waate Manchester City la mu bëgg mooy indil ko benn doublure boo xam ne dina ko mën a noppal ko Victor Gyökeres bokk na ci plan yi nga xam ne moom la Pep Guardiola wala joueur yi nga xam ne moom la Pep Guardiola ciblé waate kii di xam ne moom mooy accord am na principe ak ancien kii di xam ne mooy entraîneur bu kii di xam ne mooy Olympique de Marseille mu koy wax Jean Sampoli kon nag loolu moo ci gën a fës ba yeneen information ak yeneen xabaar